ziyaare bu baax a baax a baax a baax di leen wax ne namoon nañ leen trop 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 di béggee ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy bàyyi xel jamono ji ci Facebook bi OSR officiel Sénégal rek rawatina nag ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy bàyyi xel ci YouTube bi ci même tour bi officiel Sénégal rek di leen wax ngeen partage vidéo yi maximum de partage ba pare ngeen dem ci page YouTube bi ngeen abonné foofu noonu ba pare aimé ko su ko defee wax yi nga xam ne ñu ngi koy wax ñu bëri man see jot te am nañ yaakaar ne am na ñoo xam ne dinañ ci war a mën a jëriñu comme ñun tamit ni ñuy jëriñoo ci yeneen vidéo yi nga xam ne moom la suñu naataango yi di def. Donc tey nag dañuy bëggoon a wax ci actualité bi maanaam les points saillants de l'actualité de la semaine comme le décès de Ousmane Tanor Dieng bëgg nañ ci wax bëgg a wax tamit ci les imams yi nga xam ne ñoo demoon ci kër Thione Seck ne dañuy baalul àq ki nga xam ne mooy imam Kanté bëgg a wax tamit ci li nga xam ne moom mooy qualification équipe nationale bi ci final bi mu nekk loo xam ne gëj na am depuis 2017 Balla Mbaye maa ngi lay nuyu bu baax a baax ak Seyda Zeynab Ahmed Tijani di leen béggee di leen ziar bu baax di ziar Assane Diagne suñu xarit suñu soppe boobu noonu di ko baax waaw fi ñuy commencé rek mooy wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un yàlla moo ko wax ci alquran ci suratu Baqara wala nabluwannakum bi shay'in min alxawfi wa juu'in wa naqsin min al amwali wal anfusi wa samarat wa bassiri sabirina allazina ida asabathum musibatun xaalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un loolu la yàlla wax su leen nattoo ci yooyu yëpp ñu lim mooy yàquleeg deelee ak yeneen yi ci topp yëpp waaw moo xam nga bay sa tool mu yàqoog yëpp daal bépp naqar bu la dar rek ak lépp loo xam ne tiis la rek bu ñëwee rek da ngay wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un te yonent bi tamit digle na ko kon Ousmane Tanor Dieng nekkoon koo xamante ni c'était un homme d'état ñëpp seede ko loolu moom on n'en disconvient pas c'était un homme d'état waaw un vrai homme d'état bokk ci formation Léopold Sédar Senghor yar ko ci wàllu politique donc Senghor après mu ànd ak Abdou Diouf macha allah ànd bu rafet nekk nag koo xamante ni comme li ñëpp wax mooy dëgg loolu la bukki wax bukki nee na lu ñëpp wax rek mooy dëgg parce que Tanor Dieng ñëpp xamoon nañ ko ci mutisme maanaam koo xam ne dafay noppi du waxam bëriwul te wax dëgg yàlla su nekkoon waxkat du baax parce que am na yu bëri yoo xam ne xam na ko ci ay secret d'état te ndeysaan dem na yóbbaale ko waaw nit moom bu génnee àdduna rek dina am ay jikko yu kawe yoo xamante ni day nekk ci moom yoo xam ne nit ñi dinañ ko mën a seede ba tax na man li ma xam ci moom mooy ku teey la woon ku amoon sutura la bëriwutoon wax waaw te c'est un vrai homme d'état nag un vrai homme d'état la woon loolu tamit il faut ñu seede ko waaw xam naa nag ci formation bi la parce que Senghor tamit homme d'état la te ku mu formé tamit homme d'état dëgg ngay nekk waaw li xew léegi nag moom gisuñ mu bokk ci donc donte am na position bokkut ak nit ñi position man mi bokkuñu woon position parce que mu ngi nekkoon Benno Bokk Yaakaar te man ànduma ak waa Benno Bokk Yaakaar ànduma ak pouvoir bu fi nekk donc loolu position yam la donc ci wàllu politique man ngeen bañ a bokk gis-gis waaye tamit du tere boo xamee lu rafet ci nit nga wax ko waaw rawatina nit koo xam ne tamit dafa génn àdduna nit buy dund sax da nga koy seddeel li nga xamante ni lu rafet la waroo xaar tamit ba mu génn àdduna nga koy seddeel dañ nga xam te dëgg te Sénégal am na ñu bëri ñoo xam ne loolu la ñuy def ñoom bala ñoo mën a seede yu rafet ci yow rek il faut nga génn àdduna te moom wax dëgg yàlla man mosuma ko gis mu xas kenn ci li muy politique yëpp ak li xew léegi politique bi xew léegi mooy xasante saagante xam nga mosuma ko gis mu génn wax ju ñaaw nit mosuma ko gis mu génn def ay révélation def ay xam nga divulgation yeeg yooyu noonu quoi ay secret d'état xam nga yooyu moom wax dëgg yàlla kenn mosu ko xamee waaw kon ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla xare àjjana àdduna moom nii la rek ñun ñëpp dinañ ci jaar
waaw waaye nag suñ mbokk politiciens yi nii lii dañ see war a jàng lu bëri te xam ne àdduna amul solo chaque jour ma wax leen ko ci live yi xam nga ma ne leen àdduna amul solo lu mu yàgg-yàgg dañuy dee sama live yi passé rek maa ngi ko ciy fàttali di leen wax ne ci suuf lañ jógee te si la ñuy dellu xam nga comme li alxuraan wax ne minha xalaqnaakum wa fiha nuidukum wa minha nuxrijukum taaratan uxra loolu lu am solo la buñ nekkee ci àdduna bi suñ ndomba tànk yeeg suñ oto yu rafet yi suñu immeuble yi yooyu yëpp après ñun dañuy dee quoi dañuy dee bàyyi ko fii xam nga tey dee boobu noonu kenn xamul kañ lay ñëw kenn xamul kañ lay ñëw mën na ñëw léegi bi nga amee 30 ans mën na ñëw bi nga amee 35 ans 40 50 70 ba 80 mën nga fay nekk tamit ba am 100 ans ça dépend ci yàlla rek waaw yàlla moom mooy rey waaw moom mooy xool ku nekk jour bi nga xamante ni ci ngay pare ci àdduna bi te jour boobu noonu kenn mënta fexe ba nga des fi moo tax ñun lépp lu ñuy nekk rek na rafet moo xam ñu nekk ci football ba ñu nekk ci làmb ja ñu nekk ci politique ba ñu nekk ci yeneen secteur yëpp waaw kenn ku ci nekk rek côté bi nga nekk secteur bi nga nekk na nga koy rafetal muy rafet waaw hal jazaawul ihsaan ilal ihsaan lu rafet rek moo koy fay waaw te ñi fi def lu rafet yëpp tey bi ñu génnee àdduna nit ñi ñu ngi koy wax moo tax tey ji suñ mbokk politiciens yi demu Ousmane Tanor Dieng bii nii gis nga fi ko yàlla indee toujours bu ñu demee ba nekk ci moment de joie rek ci la yàlla di ñëwee maa ngi fàttaliku élection législative yu 2017 yi ci la bi gars yi gagné ba pare fekk saagante nañ xasante waa pouvoir bi ak opposition bi xam nga ñu ne opposition bi moo gagné majorité bi assemblée nationale bi ñu nekkee ci bureau assemblée nationale di samp seen bureau bi rek ci lañ leen tàggee kii nii Djiboka xam nga gis ngeen yàlla toujours fu muy ñëwee kon déjà yàlla am na ay exemple yu mu leen di jox ay signe te yéen du ngeen comprendre moo tax war ngeen a yeddaat seen bopp sàcc xaalis bi trian bi wor seen peuple bi xam nga saagante ndey xasante ndax ay ndomba tànk politique xam nga wala di tàgg nit ki xam nga di ko ragal ginnaawam pour bëgg mu ne da nga kaa bëgg parce que moom mooy président de la république da nga kaa war a faral rakam bu defee naka su dul noonu da nga ko war a faral yooyu yëpp jaru ko parce que yow li ñu ciy séntu yëpp muy alal ji après da ngay dee bàyyi ko fi xam ngeen ne am na ñu fi nekkoon tey ay ponkal ndeysaan suñ sëriñ ba Cheikh Ibrahim Niass am na ci benn gàmmoom mu ngi expliquer di wax ci nit ku bew koo xam ne dangaa nekk ci pouvoir wala nga nekk ci àdduna xam nga arrogant quoi bew xam nga lu mu yàgg-yàgg da ngay dem mu joxe l'exemple de Firawna xam nga fi alxuraan di waxee izhab ila Firawna innahu taxa xam nga ak fu muy waxee ana rabbukumul a'la man maay seen borom xam nga ba yàlla di wax Firawna sax ci boppam ne ko yow da ngaa bew yow Firawna mu wax Moussa ne ko izhab ila Firawna innahu taxa waxaat ko moo ko Haaruna izhaba ila Firawna innahu taxa xam nga yooyu yëpp yàlla mu ngi jàngale te pourtant gars yi ay jullit lañ soo demee ci bible bi tamit même chose li yàlla wax ci bible ba loolu lay wax ci alxuraan parce que ñaar yëpp téere yàlla la te ay croyants ñoo nekk Sénégal chrétien ak jullit xam nga musulman kon delloowaat leen seen xel ci yooyu te xam ne dafay jeex xam nga foofu suñ sëriñ bu baax ba Cheikh Ibrahim mu ngi fay wax naan am na ay ponkal yu fi jaaroon ñoom Firawna ñoom Namrud mi nga xam ne moo taloon ñu ci yàlla Ibrahim am doole xam nga jiite àdduna bi après si suñ jamono ji nga gisoon fi ay ñoo xam ne ay dictateurs yu mag lañu woon te ana ñu tey fuñ mujjee xam nga xool leen jël leen exemple Saddam Hussein jël exemple Kadhafi donte am na ñoo xam ne sax rafetlu wuñ ñu leen rayee waaw mais dañuy foofu yàlla day wane rek ne nit lu mu am doole benn jour dana ñëw doole jooju yëpp réer ko dootul mënati dara xam nga prenez l'exemple de notre voisin Yaya Jammeh bi mu nekkee Gambie waa Gambie amuñ liberté d'expression démocratie amu fa kenn ñemewut a ŋaan kenn du wax mu noot leen pendant 22 ans xam nga mais bi ko yàlla waxee ne da nga fay jógee ko
benn jour ci benn jour lañ ñëw ne ko génnal réew mi réew bi nga xamante ni yow yaa ko daan génnee nit ñi di ko tere nit ñi nga xam ne fa lañ dëkk di tere nit ñi ñu wax yow réew moom dañoo ñëw génnee la ko par force te da ngay génn par force te yooyu yëpp yàlla moo koy indi moo koy jeexal kon jàng leen ci demu Ousmane Tanor Dieng bi ngeen xoolaat seen bopp yéen politiciens yi surtout Macky Sall xoolal li nga def Khalifa Sall lu ko gën a ñaaw ci àdduna est-ce que jar na ko est-ce que deuxième mandat jar na nga jël tey Karim Wade nga xañ ko ay droit yam génnee ko dëkk bi nga xam ne baayam fa la fekk baax moom mu fekk fa baax moom it nga ne ko génnal dëkk bi mu exilé génn dëkk bi 2016 ba léegi tegul tànkam foofu noonu xam nga loolu si dafa doy waar ndax loolu lu ko waral pour am deuxième mandat jël Khalifa Sall jiñ ko loo xamante ni tegoo ko fenn dem jël waa IGE indi leen foofu ñu def seen ay investigation nga jël rapport bi jox ko procureur accéléré dossier ba ñëpp xam ne dossier bi nii da nga bëgg mu gaaw parce que bëggoo Khalifa Sall nekk candidat loolu dafa ñaaw trop te ñëpp xam nañ ko xale yu ndaw yi nekk Sénégal sax boo leen laajee ñu ne Khalifa Sall dañ ko jàpp parce que Macky Sall bëggul woon mu nekk candidat parce que bu nekkee candidat mën na ko sonal xam nga mu nekk loo xam ne lu flagrant la xam nga avec la complicité de son procureur soi-disant procureur ak ay juges yoo xamante ni ils sont corrompus xam nga formé ay nit ñoo xamante ni tamit dañuy dem ci rajo yeeg télé yi nekkal leen fa di jaxase xelu nit ñi di fen xam nga di def yi fu ràmbaaj mais loolu dafa ñaaw dañu waxante dëgg àdduna bi yëpp loolu jaru ko lu mu yàgg-yàgg fii la ñuy mujjee fii Ousmane Tanor Dieng mujjee moo nekk ci dëgg tey xam nga kër yi wax naa ko sànq oto yu rafet yi téléphone yu rafet yeeg yooyu ay gadget la rek loolu du dara affaire yu àdduna la fii la yem kenn du fi dee bañ suulaale la ak yooyu noonu oto yi kër yi soxna yi xam nga te wax dëgg yàlla àdduna boo fi nekkee rafetal ko comme ni ma ko waxee sànq dama koy répété waat la répétition est pédagogique da nga koy rafetal Macky Sall xoolaatal sa bopp nga jéem a bàyyi doomi jàmbur yaayam mu ngi màgget instant bii nii te nee na bëgg na gis doomam bala moo dee parce que dee mën na ñëwee fu nekk màgget na nag waaw gudd na fan lool macha allah ñu ngi koy ñaanal yàlla mu gën a gudd fan waaye bëgg nañ tamit xolam sedd mu gis doomam parce que yaa ngi jàpp yaayi jàmbur joo xamante ni mag la di ko toroxal di ko naqaral maire bi te instant bi kenn xamul lu muy daj parce que jàpp sa doom jël ko jaay ko doole yóbbu ko kaso ba pare sa rakk nekk fi sàcc xaalis Sénégal bi ñëpp xam ne kii dafa sàcc xaalis Sénégal bi te yow yaa ko may buntu bu mu sàccee xaalis bi parce que yow yaa ko defal contrat décret mu ànd ak benn bandi bu ñuy wax Frank Timis jaay Saint-Louis offshore ak Kayar offshore bu nga xam ne sénégalais yi ñoo ko moom exploration bi ñu wax ne ci code pétrolier bi da nga war a am capacité financière bi te ñoom amuñ ci dara waaw xamuñ ci pétrole dara ba pare amuñ woon xaalis bi ñu jël alal jooju yëpp jox leen ko ñu jaayaat ko jaay alalu Sénégal lekk xaalis bi nga bàyyi ko muy taxawaal di dem dig di naane ataay def ay comédie ngeen di jéem a tuur nit ñi lëndëm nit ñi dofuñ dina jàppuñ leen bàyyi leen li ngeen nekkee te delloo seen xel ci yàlla te bàyyi Khalifa Sall mu dem ñibbi ci njabootam Khalifa Sall deful dara lu dul am ambition présidentielle moo ko yóbbee lii yëpp waaw te ñuy génn di wax fii yëpp tey dinaa si ñëw comme imam yi nga xam ne ñoom ñoo demoon kër Thione Seck démb biñ fi defee loolu Khalifa Sall ñoom lan moo tax seen association bi génnuñ dem wax dénoncer loolu wala dem ñaan Macky Sall na ko bàyyil jàmbur nañ waxante dëgg Sénégal nañ bàyyi naa fex gi te ragal yàlla wax dëgg yàlla nañ bàyyi naa fex gi te ragal yàlla te xam ne bés bu nekk dee gi mën nañoo dal te loolu lu jar a sóoraale la te yu ñuy def nii yëpp alalu àdduna moo ko waral te alalu àdduna du dara man de wax dëgg yàlla sama dëgg rek laay wax sama aqulaay taala mooy jaraluma tus man ay alal ak ay oto yu rafet ak ay kër man yooyu sama yoon nekkut ci yooyu man waaw dinaa dund nag waaw wax dëgg yàlla mais man yooyu man daf maa intéressé wul ay affaire u àdduna parce que da ngay dee te dee gi à tout moment day ñëw nekkul ne dañ lay wax ne la yow ba soo amee 100 ans ngay dee wala boo amee 90 ans yàlla moo xam kañ ngay dee kenn mënu laa wax jour bi ngay dee kenn xamu ko waaw yàlla rek moom moo ko xam waaw kon loolu daal laa amoon lu may wax ci affaire Tanor Dieng delloowaat leen seen xel te yërëm sénégalais yi bàyyi sàcc alalu sénégalais yi bàyyi wor sénégalais yi bàyyi di fen sénégalais yi ndax nguur
yéen ñu nekk tamit suqu Macky Sall yi di topp ci moom di nekk ay suqu di faral ay Aliou Sall ndax alalu àdduna delluwaat leen seen xel ci yàlla te gëm seen bopp te xam ne li gën a wóor mooy nga féetee ak sa peuple féetee ak ñi nga xam ne ñoom ñooy les plus démunis ñi nga xamante ni ñoom ñoo gën a sonn ci Sénégal nekk seen avocat nekk seen défenseur di leen défendre à chaque fois loolu la yàlla bëgg loolu la yonent bi bëgg. ma ñëw ci affaire wu imam yi association des imams et oulémas du Sénégal ñoom nee nañ dañoo dem Kër Thione Seck démb oote benn conférence de presse xaw ma point de presse imam Diène ak beneen paa bi mu àndaloon maa ngi ko doon seetaan en direct ak Mame Matar Gueye mu jigi ci la ñëw mais man dama mënul comprendre Wally Seck sol t-shirt góor jigéen ba ñëpp xam ne t-shirt góor jigéen la sol man waxuma ne Wally Seck góor jigéen la waxoon naa ko sama benn live mais t-shirt góor jigéen la sol te bi mu koy sol mu ngi tombé Gay Pride bi te ñu ngi doon fête tamit Sénégal bi mu dooree Bénin qualifié demi-finale loolu la tombeel xam nga kon tombé mooy waral ay gaaf mooy li ma ne la wax yaa angi chouros dafa am loo xam ne mooy ñuul ci soow mi xamu ko woon nag yooyu yëpp mën naa nekk man loolu man mënuma cee seede parce que xaw ma ci dara waaye daal dañuy wax ne tombé mooy waral ay gaaf te t-shirt bi mu sol drapeau ba ca nekk drapeau góor jigéen ñi la te en général bu ñu daan fêté équipe nationale seen victoire dañuy sol maillot équipe nationale wala ñu sol drapeau bu am t-shirt bu am drapeau Sénégal wala bu ñëwoon sax sol chemise am bu ko neex wala t-shirt am unique bu ko neex boo xam ne amul drapeau góor jigéen ñi sax te tombé wut ak Gay Pride bi ñu mën a wax léegi koo xam ne def na loolu defoon fi yeneen yore woon fi ay sac di sol ay yenn solin yoo xamante ni baaxul dëppoo rek suñu aada dëppoo rek suñu cosaan imam Kanté ne kii yëfu góor jigéen lay def xam nga góor jigéen nekkul ku koy pratiquer rek yow yaay góor jigéen Sénégal yàgg nañ fa gis ni koo xam ne day jigéen lu wala def yëfu jigéen ñu ne kii góor jigéen la fekk moom du def sax yooyu ñun biñu nekkee xale dañ doon gis koo xam ne da doon def yëfu jigéen di sol ay solu jigéen ñu kii góor jigéen la rek affaire yooyu quoi loolu ñun ñooy waxee noonu quoi mais imam daf ne Wally yëfu góor jigéen lay def parce que t-shirt góor jigéen la sol te yoroon na fi sac man je n'ai rien contre Wally Seck dérangé wu ma quoi comprendre am naa ay jarbaat yoo xam ne ay fansam lañ xam nga mais man sama yoon nekkul ci loolu parce que affaire yi seen affaire la quoi ñoom la concerné mais nag dañoo nekk ci dëkk boo xamante ni dëkk diine la te aada bi tamit avant diine ji dafa ñëw dafa am yu bëri yoo xam ne daf ko maudire bannir ko kon ñun duñ nangu koo xam ne dafay jéem a pervertir xam nga suñu xale yeeg yooyu noonu parce que xale yi suñu la bëggee lépp loo xam ne gis nañ ko ngay def dañuy foog ne loolu dafa baax te ji Wally Seck mën na sol t-shirt boobu noonu suñu ay jarbaat ak suñu ay doom ñu gis ko dem ne dañuy dem jëndi t-shirt boobu pour sol ko te boobaa ñu ngi def la promotion des LGBT xam nga donc ci loolu la ñuy bañ waaw kon nag su fekkee dafa am benn imam boo xamante ni dafa tëb di naqar loolu di ko kaas te loolu nekk rôle am xam nga mais lan moo tax ay moromu imaamam ñoom à son insu ñu dem kër Thione Seck ne léegi na Thione Seck retiré plainte bi naan dañ koy ñaan mel ni léegi Thione Seck moom gars yi ñoo ko tooñ quoi te Thione Seck moom moo tooñ sénégalais yi nañu waxante dëgg parce que moom moo fi génn saaga sénégalais yi saaga waa Saly wax ne waaw ñuy jiiñ Wally Seck góor jigéen nañ dem jël seen doomi jigéen yóbbu leen Saly donc moom il a insulté ñu dëkk Saly insulté sénégalais yëpp xam nga loolu problème mu allocution la quoi moom dafa am problème mu allocution dafa am problème pour wax loolu dafa am ñu bëri ñu muy dal nit mën nga nekk di wéy yu am solo mais boo waxee rek après du baax quoi day def erreur te vraiment il a reconnu son erreur démb wax na ne man j'ai commis une erreur mooy wax jooju noonu baalu na ci sénégalais yi àq te man personnellement sénégalais la gisoon naa ci sama bopp ban baal naa ko àq parce que ku dul juum amul xam nga mais man moom du ma mas a taxaw fenn naan ay Wally Seck góor jigéen la parce que man loolu intéressé wu ma du ma ci wax mais li ma métti rek mooy lan moo tax benn imam gis Wally Seck sol loo xamante ni drapeau góor jigéen ñi moo ci nekk muy alerté di yedd Wally Seck ak papam na dañ koy porter plainte imam yële dem jox toor ñoom seen mbokk imam bi dem ci Thione Seck naan ko suñ mbokk imam bi moo tooñ léegi baal ko àq mais loolu ñun c'est du jamais vu ma suñ ko gis ñoom kenn xamul lan la affaire bi kenn xamul lan la mais comme que imam bi moom représentant diine la foofu noonu ci Sénégal dafa gis loo xamante nii mën na yàq mu alerté wax utiliser benn baatu góor jigéen teg ko ci deru Wally nee na da koy yóbbu ci yoon mais nañ bàyyi ñu dem ci yoon wala suñuy def médiation ñu oo leen ñoom ñëpp ñu yëgal imam Kanté xam nga oo Thione Seck oo Wally ñoom ñëpp ñu toog ñu waxtaan
mais jékki-jékki ñoom dem kër Thione Seck ba pare jox Imam Kanté tort ne Imam Kanté moom moo tooñ mais loolu c'est pas normal loolu rafetul quoi nañ waxante dëgg nañ bàyyi man daal man suñ Sénégal googu affaire u ay imam yeeg ay affaire u association yi ay Jamra yenn ONG yi man yooyu vraiment man comprendre damay am problème pour comprendre ko quoi man je sais pas man xaw ma ñan dafa am ñu nekk seen ginnaaw di leen financer non je sais pas daal mais daal en tout cas doy na waar trop quoi kenn mënul comprendre lan la quoi vraiment kenn mënul comprendre lan la quoi xam nga te Imam Kanté démb yéen a ko dégg mu ne moom yónniwul kenn pour ñu dem Imam Kanté du def loolu du yónni ay nit naan dem leen ci Thione Seck ne leen mu baal leen mu àq mais loolu c'est ridicule loolu pourquoi Imam Kanté di def loolu non mais c'est du jamais vu wax dëgg yàlla man lii daal doy na waar daal man daal association des imams et oulémas du Sénégal seen taxawaay daal man jaaxal na ma trop ak waa Jamra waaw loolu moom tey na xel trop Thione Seck ci boppam moo waroon a toog baalu ak sénégalais yi pour gàttal wax ji wax ne waa Sénégal sama doom Wally Seck moo sol t-shirt bi te xamu ci woon dara loolu sax xam nañ ko léegi mu ngi baalu ñëpp ak ku neen wax ji day jeex bu yàgg gis nga première sortie bi bu waxoon loolu au lieu de wax naan ay seen nañ jël seen doom yi yóbbu leen sali su fekkoon ne dafa génn ne waaw Sénégal maa leen di baalu ak yéen ñëpp sama doom xale la waaw te mu ngi nekk ci carrière am artiste la mode bi moo ko sonal xamul nu mu demee dafa dem Paris jënd ko wala soxnaam moo ko jëndal jox ko cadeau na ko sol ko comme lu ñu wax parce que dégg nañ version yooyu yëpp léegi daal ñun ñu ngi jéggalu waa Sénégal yëpp wax dëgg yàlla nañu ñëpp baal dootul amati jeex na wax gis nga li koy gàttal toujours moo gën lu koy guddal ku noonu wax ji instant bi ba léegi kon kan dëccu ci waxati jarutoon dugg ci ay affaire yu ay plainte ak ay c'est-à-dire nii naa yooyu yëpp day guddal affaire bi xam nga waaye imam yi daal wax dëgg yàlla man seen imam daal jaaxal na ma daal ak seen taxawaay donc ñu jeexalee ci équipe nationale du Sénégal ñu ngi leen di féliciter bu baax a baax di féliciter Aliou Cissé parce que gis nañ ne Sénégal toujours dañuy am problème pour seen doom bu jiitee benn affaire ñu koy jàppale di ko encourager parce que ñi ko doon sànni xeer ak ñi ko doon saaga ak ñi ko doon saboter ñoom ñoo ëpp te nag wax dëgg yàlla moom mooy premier entraîneur sénégalais bu atteindre objectif bii nii bu àgg fii nii mu àgg dem na yóbbu ñu mondial ñu toog premier tour mais qualification coupe du monde loolu rek dara la waaw jarul xeet parce que àdduna bi dafa yaatu te am na équipe yu bëri mënuñoo qualifier coupe d'Afrique sax bay qualifier coupe du monde ok mu yóbbu ñu coupe du monde ñëw yóbbu ñu coupe d'Afrique ba pare yóbbu ñu final mu nekkoon 24 équipes te fii coupe d'Afrique bi gën a méttee coupe d'Afrique bu njëkk ba 16 équipes la woon léegi mu dem bu ñu ko demee ba yóbbu ko 24 équipes moom foofu la ñuy yóbbee final moom Aliou Cissé te moom final woon na 2002 ak génération ñoom El Hadj Diouf Fadiga Coly ak ñeneen ak ñeneen xam nga ay Omar Daf demoon nañ 2002 final coupe d'Afrique léegi moom mu ñëwaat yóbbuwaat ñu final coupe d'Afrique kon loolu vraiment mënuñu dara lu dul gërëm ko ci sant ko ñaanal ko yàlla encourager ko te ñaanal ko mu jël coupe bi def loo xamante ni kenn mosu kaa def Sénégal waaw parce que Bruno Metsu moom moo fa mos a yóbbu Sénégal final yóbbu ko quart de finale coupe du monde deuxième bi c'est un Sénégalais mooy Aliou Cissé teñ bàyyi nag yëfu naa fekk yu ñu ciy def parce que gis naa Mbaye Peex magam jëmu génn barki démb fii la nekkoon di tagg Abdou Diouf dem mu nekkaat ci Ablaye Wade lu nekk tagg façon tagg bu nekk tagg na ko Ablaye Wade façon teraanga bu nekk Ablaye Wade defal na ko mu génn il ose di ñuy fontoo naan Macky Sall moo jig Sénégalais yi moo tax ñu dem final te jëlaguñ coupe bi mais bi fi Ablaye Wade nekkee ñun dem nañ final dem quart de finale coupe du monde kon xanaa Ablaye Wade moo ñu gën a jig Macky Sall ñun demuñ quart de finale coupe du monde ci Macky Sall final rek lañ dem ci Macky Sall te jëlaguñ coupe dangaa waroon a bàyyi sax ba ñu jël coupe bi sax nga wax sa waxu naa fekk yooyu nga baal ma nag mais wax yooyu waxu naa fekk la nañ bàyyi naa fekk gi quoi te ragal yàlla nañ bàyyi naa fekk gi waxu naa fekk la loolu gis nga xol yi nañ ko boole ñu def ko benn commencement bi boole nañ xol yi ba egsi fii ci final bi gis nga buñ ci naree boole lu ci bokkul yàlla daf ñuy xañ coupe bi yàlla bëggul bokkaale ah affaire bi nañ ko moomale Sénégalais yépp te bañ ci dugal ay affaire yu tarixa ak ay affaire yu président bi moo ñu jig ak ay c'est-à-dire yooyu amul c'est faux Sénégalais yi ñëpp a bokk yem ñëpp a tolloo nañ boole xol yi nekk benn
équipe nationale bi mën a indi coupe bi mais gis nga bu ñu si di commencé boole comme affaire yi mbay peex di def nii ay yeneen nit commencé génn suba di ci boole ay affaire yu tarixa naan sëriñ bi moo tax ak sëñ diwa tax am na benn sëriñ bu ma dégg sax mu ciy wax fan yi di commencé bëgg a approprier affaire bi yooyu bu ñu ko si dugalee coupe bi du ñëw de te wax naa leen ko nag nañ boole xol yi nekk benn loolu mooy tax lu ñu soxla lu ñu yóotu ñu am ko gis nga équipe yi jël coupe du monde équipe yi jël ay coupe d'Afrique ay ak coupe d'Europe demuñ ci benn sëriñ mu ñaanal leen demuñ ci benn président ne ko yow yaa tax ñu jël coupe bi moomale wuñ ko kenn parce que Sénégal ñëpp a tolloo ñëpp a fa yem amul kenn koo xam ne yow yaa gën a fort Sénégal beneen sénégalais bi taalibe beeg ñëpp a yem ñëpp a tolloo au même pied d'égalité égalité moo fa am donc kon buñ bàyyi ba affaire yi neex kenn commencement bi kenn waxutoon xaar ba xam ne affaire bi muy commencé xeeñ neex ngeen bëgg a approprier wu affaire bi nañ waxante dëgg bëgg a bedd ay nit jël ay yeneen nit moomale leen affaire bi yëfu seytaane yooyu ak yëfu naa fekk yooyu ak yëfu rambaaj yooyu noonu yàlla bëggut loolu moo tax toujours daf ñuy wan boppam nañ def attention bu baax a baax vendredi soreetul nañ nekk benn nekk ci gannaaw équipe nationale bi ñaanal leen nekk ci gannaaw Aliou Cissé ñaanal ko yemale sénégalais yépp wan leen yéen ñëpp ci jàpp pour affaire bi ñu egsi fii nii te bàyyi yëfu parparloo yëfu naa fekk yëfu xaar ba mu sotti ngay moomale affaire bi benn këru diine wala nga koy moomale benn parti politique nañ bàyyi yëfu naa fekk yooyu baaxul waaw donc loolu laa amoon lu may wax tey ci live bi di gërëm ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu doon seetaan ñëpp di ñu bàyyi xel di leen bégee bu baax a baax di kontaan bu baax a baax ci yéen di leen wax ngeen partager vidéo yi bu baax dem ci YouTube bi aimer page bi di ko bàyyi xel bu baax a baax ndax ñi ci war a jot ñëpp ñu jot ci kon ñu ngi nuyu ñëpp di bégee ñëpp di leen jox rendez-vous beneen yoon asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatuhu